salaamaaleykum yéen mbokku internet yéen di safo di seetaan Dakar Buzz actuellement ñu ngi fii nii ci Ouakam mooy cité assemblée ñu ngi fi foo xamante ne nekk ak koo xamante ne kenn du ko présenté tey ci Sénégal kenn du ko présenté tamit partout dans le monde ñu ngi nekk fi koo xamante ne mooy l'homme du 23 juin l'homme qui a libéré le peuple sénégalais ñu ngi fi nekk l'homme boo xamante ne kooku mooy c'est-à-dire le modèle de la démocratie sénégalaise je dirais tantôt asalaamaaleykum monsieur Tine. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu. di nuyu seen téléspectateurs yëpp. waaw monsieur Tine tey ñëw nañu fii d'abord dañuy ñëwaat ci mooy actuellement am na situation bu ñuy dund mooy la pandémie mooy le Covid 19 tey jii nooy dundee ci pandémie bi actuellement. jërëjëf xam nga pandémie bi c'est très important ñu waxtaan si. parce que jafe-jafe yi fépp la am parce que dafa nekk au début lu bees lu kenn xamul te it bi mu ñu dalee nit ñi tiit benn solution la ñu amoon mooy làqatu ñëpp làqatu confiné ku nekk xalaat sa bakkan xalaatoo leneen donc état yëpp moom lañ def waaye nag bi ci kanam ñu ngi commencé di xam ne nan la mbir mi di doxe maanaam virus bi mbas mi ni muy doxe bi ñu xamee peek nañ ko ñu ne nañ seet naka la ñu mën a aare suñu bopp waaw parce que aar bi moo am solo parce que am na état yoo xam ne làquwuñu confiné wuñu mais dañu am habitude ñu mel ni Corée du Sud ak Hong Kong ñoom dañu teel a jël seet nan la ñuy aare seen bopp fexe ba nga xam ne virus bi du circuler ñoom ci seen bopp ñuy liggéey te bariwul aussi ñu fa infecté wu mais nag booy seet Corée du Sud dafa ne réew moo xam ne ci mbiru éducation ñoo gën a avancé ci àdduna bi donc éduquer ce peuple dafa am solo ba ñu am responsabilité boo xam ne bu mbas mi ñëwee ñu dañ xam ne ñoom am nañ responsabilité protéger seen bopp protéger ñi ci des donc protection boobu man ci li ma gis léegi wàññeeku na bu baax bari na ma tiital parce que man damay dox lu bari di gis xale yi bu ci biir plage respecté tuñu distanciation sociale ni distanciation physique respecté tuñu sax di sol masque yi te masque yi dafa am solo donc de plus en plus aussi dafa mel ne mbas mi ngi ñëw ak doole ñi dee ñu ngi gën a bari on le comprend aussi parce que Afrique aussi il faut dire que mooy continent bi gën a résister ci mbas mi am na solo waaye fi ñu toll nag tey la ñu war a gën a xeex fexe ba nga ne xam ne mbir mi du dem du ñu ëpp doole ndax suñu hôpitaux yi di nga xam jumtukaay yi ñu war a am yëpp amuñu ko ñi nga xam ne ñoo war a taxaw tamit bariwuñu bu fekkee ne dem nañu ba mbir mi ëpp doole hôpitaux yi gis nga bu njëkk ñu ngi daan yóbbu ci hôtel yi léegi ne nañ fees na ba pare ñu ngi doon wax am ay hôpitaux yoo xam ne hôpitaux de campagne ñu ne fees na léegi dañ laa ne boo amee mbas da ngay toog sa kër. autoconfinement kon nag il faut quand même sénégalais yëpp jàpp ci état bi tamit lii nga xam ne tamit moom mooy waru garam ci sensibilisation waru ko yemale rek ministre bi taxaw wala directeur de cabinet wax li muy wax il faut mu egg ba ci suuf waaw ñëpp ko jël ko ci plage yi sax jar na nit ñi di dem déplacer. di waxaat nit ñi da ngeen fàttaliku ne mbas mi réalité la waaw actuellement avec la situation tamit feebar bi muy gën a yokk tamit wax nga état xam nga ku wax état wax la gestion de la pandémie actuellement noo gisee mooy gestion pandémie état bi maanaam ban taxawaay maanaam si sa gis-gis état bi bu mu ci taxaw actuellement bu doon da nga doon dresser benn bilan puisque auparavant bu xewee mbir mi xew le président pris toutes les mesures bu ñuy am ay 2 cas 6 cas ba instant bi ñu ngi toll ci ay 80 cas yow ban bilan ngay dressé actuellement exactement sur la gestion de cette pandémie. waaw xam nga gestion pandémie bi dafa nekk loo xam ne lii d'abord problématique. pratiquement si àdduna bi booy xool. tout à fait effectivement. foo dem boo demee France débat la boo demee États-Unis débat la boo demee Brésil débat la foo dem débat la li tax mooy li nga xam ne comprendre wuñ ko bu baax ñaareel bi mooy. pandémie bi dañu ko jël rek mu nekk espèce de urgence sanitaire mu nekk spécialiste yu médecin yi mais implication yi nga xam ne li ñu wax effet pangolin am na ko
du ay problème mu bakkan rek te pandémie bi daf ñuy def ci situation boo xam ne dañ naan la waaw soit nga tëju confiné wu waaye da ngay dekk xiif parce que bu fekkee ne koo xam ne kii yow bés bu jot foog nga génn jaay dara pour mun a lekk xam nga bu ñu la confiné pendant 1 mois 2 mois day metti loolu tax sax ba nga gis au pays développé gis nga ko comme transporteurs yi il a fallu que ñu sànni xeer voilà léeg-léeg tamit nga ne ah njàng mi am na solo foog ñu ubbi ko waaye bu ñu ubbee école yi jàng gis nga aussi cas yi ni mu augmenté donc il faut vraiment d'abord ñii nga xam ne dañu liggéey ci économie bokk ci ñii di liggéey ci santé bokk ci ñii di liggéey ñi ay nekk ay psychologue bokk ci ñu bëri bokk ci waxtaan wi ñu yaatal ko ba nga xam ne fànn bu ne mën nañ koo peeg waaw bu ñu ko peegee nag ak beaucoup de prudence ba pare aussi sensibilisation am ci parce que aussi bu fekkee ne yow da ngay defar te ñun ñi gëmuñu ni pandémie bi am na man gis naa ko xam ne dafa ne pandémie bi amul waaw ma dugg ci biir taxi mu ne loolu amul dañuy wax moom du sol masque du kii ma ni waaw adduna bi am nañu fi ne donc loolu buñ ko amee il faut ñun ñi yar seen bopp état bi aussi bu fekk xam état bi problème am mooy toujours opérationnalisation mun nga tëral ay décision yu rafet mooy président Macky bi mu joxee kii am discours am bi jël mesures yi ñëpp bokk d'accord ni gongo waaye application bi fa la am problème foofu nag il faut que ñu surveiller ko def suivi bi ñi nga xam ne ay mesures d'accompagnement ñi nga xam ne def nañ lu baax ñu ne leen waaw góor ñi nga xam ne nag def nañu ki ñu enquêté ba pare seet ni leen foog ñu teg ci yoon loolu am na solo lool. effectivement voilà effectivement bu ñu waxee tamit pandémie bi dinañ wax tamit président génn na nee na population bi dina leen dimbali ci wàllu ay kits alimentaires. te actuellement en tant que porteur de voix membre de société civile gis nañ tamit am na ñoo xamante ne ñu ngi génn tamit di wax ba léegi mënuñ jot seen bulletin pendant 3 mois ba pare ñu ngi leen di obligé pour nañ toog yow lan nga ci jàngat ci loolu. sama gis-gis daal mooy il faut ñu am reddition des comptes parce que génne nañu milliards yu bëri wut nañ ceeb wut nañ diwlin li ma ci doon wax naa ko waaye il faut ñu def reddition des comptes mooy bu fekkee ne yow am na loo xam ne jox nañ la ko nga am mandat ñu di la jëndal ceeb jëndal diwlin distribuer ko bu fekkee ne am na loo xam ne ñoo xam ne jotuñu il faut ñu def enquête boo xam lu tax jotuñu waaw bu fekkee ne def nañ enquête su fekkee ne ñi nga xam ne am nañ ay responsabilités ba tax ñun ñi jotuñu ko il faut que aussi ñooñu tamit mu am ay mesures yu dal seen kaw. effectivement loolu am na solo parce que tant que defuñu enquête rek du ñu xam fan la ñu toll ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sant ñun ñi ci mandat bi nga xam ne moom la ñu jox comité de suivi teg nañ ko léegi tamit ñoom dañ liggéey loolooy seen liggéey. effectivement lu yàqu. ñu ne ah li yàqu na lana tax mu yàqu ak nan lañ koy réparer loolu yëpp dafa am solo parce que tamit dañ nekk ci jamono joo xam ne dafa metti lool te nit ñi bu fekkee ne am na lu ñu xaar lu ñu yaakaar jotuñ ko ah ñoom tamit dañuy nekk ci espèce de légitimité boo xam ne fokk ñu yëngatu fokk ñu wax comme ni ñuy wax ne bala ngay dee wequ waaw nit ñi bu ñuy wequ fekk ñu xam lan moo tax ñuy wequ te li tax ñuy wequ ñu saafara ko bu gaaw a gaaw parce que ñun vraiment noonu lañ gisee mbir mi fu am ay problème war nañu seet lii lan mooy problème bi ba pare siit lii lan moo koy saafara ñu saafara ko ci teel parce que loolu tamit moom la askan bi yëpp di xaar. effectivement kon ñun ñoo ko askan bi moom la ñuy xaar. waaw yàlla tamit ñu dégg tamit gën cee taxaw. dëgg la léegi bu ñu génnee ci loolu tamit dañuy ñëwaat mooy ci bésu tey bi mooy bésu 23 juin. tey ji monsieur Tine lan ngay am yëg-yëg par rapport ak libération mooy peuple bi mooy le 23 juin événement yu passé woon tey bésu tey bi maanaam noo koy dundee actuellement. waaw xam nga 23 juin li ci gën am solo. mooy li nga xam ne jàpp nañ ko ci suñu xel maanaam esprit 23 juin bi. tout à fait parce que esprit 23 juin bi moo ëpp solo lépp te esprit 23 juin bi duñ koy xool mi ngi fi parce que am na génération bu bees ñi ngi taxaw peut-être taxaw boo xam ne sax moo ëpp li nga xam ne ñun moom lañ daan def. effectivement am fit boo xam ne peut-être moo ñu ko ëppoon. voilà loolu am na solo lool. ba pare aussi di gëstu parce que ci la bokk gëstu bi ci la bokk. parce que doo jékki-jékki rek di dawal ni ngay dawale fokk nga boole ci xel fokk nga boole ci xalaat pour mun a dem. esprit 23 juin bi bon nekkul Sénégal rek génn na fi dem na Burkina 2014. dégg nga ko. dem na Alger. boo demee Irak moom la. boo dem na Soudan. Guinée amul en fait. tey loolu yëpp
esprit 23 juin la mais esprit 23 juin bu fekkee ne am na mooy ingrédients yi nga xam ne moo tax ba nit ñi jóg mi ngi fi maanaam 3e mandat waaw mi ngi fi dinañ ci ñëw waaw ak yooyu yëpp moo tax 23 juin du Sénégal rek mais esprit bi mu ngi fu ne injustice man mun naa ne li xew Amérique ak li dal George Floyd espèce su 23 juin la parce que aussi dépassé na sax li nga xam ne moom la ñu def George Floyd non seulement pour problème de justice mais tey ñun ñu ngi réévaluer esclavage ni du yoon ñii nga xam ne ñoo ko doon indi ñu nekkoon ay jàmbaar daal di leen tabaxal ay statut ñu ngi koy daaneel lii nga xam ne mooy colonialisme mooy nga xam ne ci responsabilité la ci racisme ñu ngi koy daaneel ba di wax waxu Faidherbe ak yooyu maanaam esprit 23 juin boo ko xool loolu lépp la lépp loo xam ne oppression la ak injustice rek bu tax ñun ñu jóg takku di ko xeex mooy yaa ngi ak esprit 23 juin donc il faut que li nga xam ne mooy créer 23 juin muy oppression muy injustice il faut que ñu xeex ko il faut que ñi ngi di état bi ñoom ñu jëkk ni lii la nan la ñuy def ba du am loolu sax noonu la démocratie di avancer noonu la àq ak yelleefi doomu aadama di avancer oppression bi day am askan bi jóg xeex ko génne ko ba nga xam ne dañuy dem kanam parce que loolu yaakaar naa ne mi ngi fi loolu mi ngi fi ba léegi mi ngi fi ba léegi effectivement tamit bu ñu waxee 23 juin tamit xalaat assemblée nationale ku xalaat assemblée nationale tamit xalaat la représentation du peuple mooy les députés tey jii avec la mooy 12e législature bi tey jii noo jàngatee maanaam tey seen rôle ak seen liggéey vis-à-vis maanaam bilan bi leen di dresser maanaam ci wàllu surtout côté seen en tant que député seen rôle. xam nga 23 juin li mu gën a wane te ñu waroon ko jàngat mooy façon assemblée nationale bi ñu am te li nga xamoon ni mooy liggéeyam taxaw li nga xam ne mooy aspiration askan bi ñoom ci seen bopp biir assemblée nationale. ñu trouver foofu solution loolu mooy seen liggéey maanaam naka la assemblée nationale di dégg lii nga xam ne mooy ñii nga xam ne ñoo leen fal teg leen fa ne leen yéen ñu représenté naka la ñuy déggee peuple bi ba nga xam ne li mu bëgg ñu ne nii lañ koy defee donc façon assemblée nationale boobu bu ñu fexee ba nga xam ne askan bi génn nañ def révolution ba pare am liñ bëgg te amewuñ ko biir assemblée nationale loolu lu ñu war a jàngat la ça veut dire que assemblée nationale bés boobu lañ ko waroon réformer réforme boo xam ne am na solo tey rek bari na ay jàngat yi presse bi moo koy génne société civile ñoo koy génne ñoo ciy wax doo ci dégg assemblée nationale te assemblée nationale institution la foofu la ñu waroon waxtaanee problème mu foncier yi problème mu littoral ak yeneen problème yi ñuy wax ay akileek yi ma xamul mais déggoo ñu wax ko fa lii tamit muy parti politique d'opposition waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy waxtaane société civile di ko yëkkati ñoom tamit war nañ cee joxe seen xalaat ni nii la naa la bu fekkee ne am nañu lu mel noonu en réalité dina fexe ba nga xam ne violence bi du metti wala du am wala bu amee ci biir dans le cadre démocratique ak dans le cadre pacifique lañ koy régler parce que violence dañ koy réguler li koy réguler mooy organe de régulation yi mooy lan mooy institution yi nga xam ne ñoo am donc il faut ñu wuyu lii nga xam ne moom lañ fi tege là am na importance. c'est très important tey jii dañuy ñëwaat tamit ci mooy international tamit xam nga tey jii nekkoon nga représentant des Nations Unies là-bas au Mali gis nañ actuellement tamit Mali foofu dafa xaw am ay yëngu-yëngu noo jàngatee situation boobu actuellement. waaw xam nga Mali man may expert indépendant. lu may def mooy seet naka laay dimbale loolu mooy sama mandat. Tout à fait. nan laay dimbale état malien. ni may dimbale état malien tey par rapport ak situation boobu am damay poser wu question est-ce que Mali tey ak yi mu jànkonteel ci ay jafe-jafe ak ay fitna mu nekk yu complexe mu nekk problème mu sécurité Mali rek tey ci kaw au nord ak au centre léegi mi ngi wàcc sax au sud ci booru Ségou mu ngi am problème yoo xam ni kenn xamul nu mu yem donc il faut que askanu Mali muy état bi muy ñii nga xam ne tamit ñooy opposition ak société civile ak ñii nga xam ne ñooy religieux yi ñun li nga xam ne moom lañ leen digal mooy vraiment ñu dal waxtaan seet naka la ñuy saafara seen problème yi ci mbiru waxtaan waaw man maa ngi doon suivre bu baax li nga xam ne
CEDEAO def nañ ko te it may soutenir CEDEAO ci doxalin boobu nga xam ne dox nañ ko dem fa donc ku nekk muy opposition muy société civile muy pouvoir il faut que ku nekk nga xool léegi Mali situation bi mu toll nga seet li ngay def est-ce que da koy jural jàmm wala da koy indil musiba te effectivement bu ñu continuer nii mu bari ay front yi ñuy ubbi front sécuritaire front politique front syndical ak yeneen loolu day indi ay jafe-jafe vraiment lépp lu ñu mën a def ba nga xam ne dinañ ko moytu dinañ ko saafara li nga xam ne état bi war na ko dégg ci li nit ñi di wax ñu saafara ko am na solo ñii nga xam ne tamit ñu xool état bi ndegam am na loo xam ne Mali ndeg am na lu mu attan ak lu mu attanul waaw nga bañ ko yen boo xam ne day jékki-jékki rek daal di rëppelu ba faaw loolu daal vraiment kenn ñaanu ko yàlla. bu en tant que aussi consultant indépendant des Nations Unies gis nañ tamit boobale xew-xew yi am na yow ba yan jéego nga commencé di def maanaam pour la réconciliation là-bas au niveau du Mali. Mais posé nga ma question boo xam ne tamit baax na xam nga amoon na temps jafe-jafe am fa. Opposition mënul waxtaan ak pouvoir bi. Mais bon man dem naa fexe naa ba nga xam ne président bi toog na ak chef de l'opposition bi may waxtaan ak ñeneen ba ñu toog waxtaan kooku mën naa ne liggéey naa ko. waaw liggéey naa ko nee naa président Macky Sall bi dem naa seeti ko ni ko da nga ci jàpp na ci loolu tam ñu ngi koy rafetlu parce que Soumaïla Cissé jaaroon na fi sax boole kook ñeneen ak ñeneen donc ak te damay waxtaan ak MINUSMA bu baax voilà parce que effectivement ñoom tam xam nañ expérience bi nga xam ne am naa ko kii di ANADIF may waxtaan ak moom yu bëri moom a koy yombalal naan président bi gisal suñu xarit Aline ñu dem waxtaan ba demee toog déglu président tamit day may déglu président IBK mu damay déglu bu ma demee tamit waxtaan ak kii doon Soumaïla Cissé tamit vraiment damay déglu bu baax ci bien que mbir yi nga xam ne wax nañ leen ko yomb na te tamit may profiter ci yéen vraiment di naqarlu lii nga xam ne mooy li ñuy jàpp si Soumaïla ñii ko jàpp ma ñaan leen vraiment ñu bàyyi Soumaïla Cissé parce que am na solo te it may lancer appel ak képp koo xam ne muy ay institution muy Nations Unies muy ay muy état malien muy CEDEAO muy suñu chef d'état yi képp koo xam ne vraiment mën nga def dara ba ñu bàyyi Soumaïla Cissé vraiment nga def ko parce que am na solo lool parce que boo jëlee nekkee chef d'opposition dispositif bu am importance nga ci lii nga xam ne mooy démocratie Mali quoi. tout à fait mooy démocratie ci yow lay ñëwaat. waaw tey jii gis nañ bésu tey jii tamit surtout tey jii côté démocratie tey actuellement ban jàngat nga am sur la démocratie sénégalaise puisque tantôt ñii génn ñu jàpp leen ne leen offense au chef de l'État yeneen dispositifs yoo xamante ne ñii dañ koy naan sont des dispositions yoo xamante napoléoniques yow noo ko jàngatee actuellement surtout côté démocratie. man li ma daan wax rek yàgg na temps Abdou Diouf ba tey ak ñoom Talla Sylla moom lañ doon ñëw ci article 80 ak yooyu. Pour man am nañu ay jéego yoo xam ne def nañ ko démocratie am na yoo xam ne waratu fi am surtout que suñu institution bi dafa dooleel ak yelleefu doomu aadama daal di ko constitutionnaliser liberté d'expression ñu constitutionnaliser ko léegi il faut vraiment ñu fexe ba nga xam ne li nga xam ne constitutionnaliser la ko ñu wàññi c'est vrai que nguur gi amoon na temps pour nga génn manifester sax day bañ waaye am nañu jéego yu ñu ci def ba léegi ñu ngi bàyyi nit ñi di manifester. am na aussi jéego yi ñu def yoo xam ne peut-être feeñul mais bu ñu amee un juge boo xam ne léegi bu fekkee ne préfet nee na man dama interdire manifestation nga mun ko saisir muy juge des référés loolu tamit lu am solo la mais dafa nekk mécanisme boo xam ne c'est très rare ñu utiliser ko. juge boobu tamit dafa war a génn la conflictualité entre les normes c'est-à-dire les institutions tey jii. xam nga léegi li ma damay ñëw ci boobu kii boobu juge boobu dafa war a feeñal boppam. dafa war a wax ci dispositif démocratique bi nga xam ne am nañ ko te bees na lan moo ci liggéeyam parce que juge boobu liñ ci dafa soriant liñ ci am maanaam juge bi tey même bu fekkee ne dañu nekk jour férié wala heure bi dépassé war nga ko mën a saisir mu war a mu mën a opiner te loolu la ñu gisagul donc mécanisme boobu il faut que muy fonctionner parce que lu bees la ci démocratie sénégalaise lu am solo la ci démocratie sénégalaise parce que tey du préfet rek moo ni man mun naa tere léegi justice am na lu muy wax ci lii nga xam ne mooy autorisation di manifester sax du autorisation mais déclaration la waaw régime déclaratif la donc loolu yëpp
vraiment am na solo mais dafa am ne suñu àq ak yelleefu doomu aadama dafa am yu bees yoo xam ne duñu ko doxal ni ñu ko war a doxalee. effectivement léegi bu ñu waxee mooy àq ak yelleef tey jii gis nañ ni am na ñoo xamante ne ay activistes lañ yow en tant que porteur de voix aussi droit de l'hommiste am na ñoo xamante ne tey lañ leen fii maanaam dañoo génn pour maanaam benn incident bu amoon mooy Abdou Karim Gueye ak tamit Assane Diouf ko xamante ne tout récemment tamit lañ mujjee jàpp noo jàngatee situation boobu. waaw man ci sama gis-gis ñoo jaruñoo tëj sama gis-gis te Karim sax dégg naa dafa feebar donc bàyyi Karim lu am solo la kaw ki nga xam ni Assane Diouf la sama gis-gis du prison mooy régler problème mu Assane Diouf il faut ñu seet beneen méthode pour xool nan la ñuy waxtaane ak moom waaw parce que mun nañ demander est-ce que moo ko tey wala leneen la te it jàpp Assane Diouf ndax li mu def dafa jur leneen day wàllaate parce que tey saagakat yi ñu ngi génn rek di gën a wax loolu moo tax il faut nga analyser situation yooyu am na yoo xam ne sax xam nga sëñ Abdou Aziz am na lu mu daan wax lu am solo di jéggale di jéllale waaw du fu mbaam weexee rek nga ñaf yat waaw donc jéggale ak jéllale wax joo xam ne war nañu ko peser bu baax ci situation démocratique yi nga xam ne moom la ñu def ak ci évolution démocrate bi nga xam ne foofu la ñu jëm waaye it il faut quand même ñun mel ni ñun nga xam ne yàgg nañu xeex ne fi dellu si ci vraiment kàddu yi nga xam ne moom la ñu war a yëkkati ci nguur geeg ñooñu mu nekk yu teggi ne lépp loo xam ne yaa ngi koy wax te neexu la mën nga ko wax mais ñu wax ko ci yar wax ko ci teggin wax ko dans le respect des normes voilà mën nga polémiquer voilà parce que ñu mel ni ñun yàgg nañoo wax waaye c'est très rare waxuma ne léeg-léeg doo juum de ku dul juum amul mais souvent fokk ñu xool kàddu yi tànn ko wax ko nga xam ne dina nekk wax kàddu fulla kàddu fayda ba nga xam ne dañ la dégg te it ndogal du la ci fekk waaw loolu am na solo waaw bu ñu génnee ci loolu tamit ñu ñëwaat ci mouvement Y'en a marre actuellement monsieur Tine ban relation nga am ak mouvement Y'en a marre gis nañ fii 23 juin 2011 man maa ngi woon si terrain bi xam naa boobu moom j'étais étudiant mais gis naa sa taxawaay seen diggante tamit ni ngeen daan doxalee ndax relation yi ba léegi ngeen koy nuyee. relation yu baax la am ak ñoom waaw amul loo xam ne bu ñu mujjee def rek George Floyd bi boo xoolee ñoom Aliou Mané nga fa xale yi dama yàgg ak ñoom ba nga xam ne sax dañ ma defaloon espèce su seen représentant international parce que fu ma daan dem damay dem Niamey ñu naan ma boole ñu ak Y'en a marre ma boole leen damay dem fii nga xam ne mooy Togo ñu ni ma boole lu ak Y'en a marre parce que mouvement yooyu yëpp dañ doon inspiré wu aussi am seen ay rapports yu ne ci biir waaw ma dem Burkina Faso ñu ni ma Alioune ma ne leen boole leen ma ak Y'en a marre donc temps boobu sax Fadel Barro laa doon gën a liggéeyal donc Fadel Barro am na sax benn mécanisme boo xam ne maa ci ne nekk ci conseil d'administration bi mais léegi moom mooy représenter Sénégal fii donc ci mécanisme boobu donc man xale yi comme ni ma koy waxee rek damay continuer liggéey boo xam ne mooy liggéeyu formation di former xale yi jox nañ ma respect macha allah tey rek ñu ngi ma naan Alioune ñu ngi dem ci littoral bi xam nañ ne nag mag nga mais li ñu bëgg mooy lu symbolique ñëwal ñu nga defal ñu départ bi ma ñëw donner le départ su ma defee le départ damay dellu si nii toog tranquillement donc man léegi li ma jëlee sama liggéey mooy di créer ay liens waaw moom lay créer wala nekk pont waaw donc sama liggéey dama bëgg mu nekk lépp loo xam ne lii dafay constructif dafay jëmale kanam dafay jubale waaw comme léegi am na ay xale yoo xam ne ñoom ñooy kii mënuma continuer di def ay voilà déedéet exactement voilà xam nga boo demee nag ba nga dépassé 70 ans da ngay dal di waxal nit ñi ba pare aussi di wax nit ñi ñuy teey waaw man nag liggéey boobu te passé naa ko de maa ngi nii voilà parce que bu nañu ne ma voilà Alioune Tine léegi yow nekkatoo di manifester gisatuñ la nga kii yaa ngi dekk di tweet rek ma ne leen léegi yéen seen génération yéen a moom xeex bi ñun li ñu doon xeex nañ ko baliser nañ yoon bi topp leen ci yoon bi nga xam ne moom la ñu baliser ngeen yokk ko enrichir ko améliorer ko
incha allah incha allah yàlla nañ ko yàlla mooy yeggale mission boobu. ñoom tamit amiin amiin. lu bu ñu génnee ci loolu tamit dañuy ñëwaat ci beneen leneen loo xamante ne tamit mooy question d'actualité gis nañ fi tout récemment affaire mooy de faussière mooy affaire de faux billets ak usage de faux yu mel ni ñoom bu Gazili jàppoon nañ ko fii gis nañ tout récemment l'état la justice autant pour moi dafa génn daal di ko jox benn opportunité boo xamante ne dafa mën a dellu këram noo jàngatee décision boobu ginnaaw bu ñu ko tuumalee loolu yëpp. waaw xam nga bon décision de justice la li mu def gaaw na trop waaye nag man gëstuuma lool vraiment lan ay raison yoo xam ne moom moo tax ñu bàyyi Bougazelli te it man dama nekk koo xam ne kii dëgg-dëgg même alternative à la prison dañ koy xalaat parce que prison rek doo xam ne mooy solution jël nit ñi di tëj il faut que ñu wàññi ko parce que déjà suñu prison yi dafa fees li mu waroon am na lu ko ëpp te it est-ce que day faj donc am na ay expérience yu bees yoo xam ne ay nit ñi da nga leen di bàyyi léeg-léeg nga am peut-être seen ñuy liggéey di dem seen kër di dellu si di jëriñ société bi préparer seen réintégration parce que loolu tamit loo xam ne war nañ ko xalaat tey parce que amuñu doole di def ay prison te tey dañu am ay préjugés Sénégal pour nga tabax fi prison problème la daal boo tabaxee prison bi yaa fay jiitu en Afrique la plupart du temps te it il faut quand même prisonnier bu fekkee ne da nga am lu ñuy wax privation de liberté loolu rek mooy sa punition mais lépp loo xam ne sa àq la ak sa yelleef muy ci li ñu la waral jox nga lekk mu lekk bu baax ci ñu faj la nga dëkk fu baax loolu yëpp dafa am solo te nag boo duggee ci prison yi da ngay gis ni vraiment loolu yëpp dëgg-dëgg des na lu bëree léeg-léeg doo duggee ci biir rëbës sax sa yaram dafay daw man mos naa dugg biir rëbës mais dëgg-dëgg image yi ma fa gis dafa des ci man lu bëri ñam naa seen lekk gi tamit laa ilaha illallah muhammad rasulullah dafa mel ni daal loo xam ne dafa des ci sama kii bi lu yàgg donc il faut que ñu améliorer prison yi il faut que ñu humaniser prison yi ñu xam ne tamit ay doomu aadama ñoo fa nekk yoo xam ne dañ leen ni rek yéen dañ leen tëj privé leen de liberté mais quand même yeneen droit yi ñu am yëpp am nañ ko loolu am na solo. d'accord ba léegi yaa ngi di def ay jéego wala ay démarches ci wàllu boobu noonu maanaam ci wàllu mooy prisonniers yi tey jii ngay dem foofu wala jot nga def ay yenn démarches yoo xamante ne pour wàllu leen ci yooyu noonu ci seen condition de vie. waaw man kay ci laa dëkk bés bu dee moo wax ak li nga xam ne man xam nga léegi man maa ngi am think tank pour xalaat nan la ñuy fexe ay jéego pour démocratie bi avancer nan la ñuy def ay jéego pour environnement bi avancer parce que boo jëlee environnement ak écologie tey soo demee biir assemblée nationale da ngay gis ne amatul benn député boo xam ne mooy représenter comment dirais-je écologie te loolu lu am solo la. ñu ngi nii am suñu problème mu littoral boo demee Ndar ma nga fa boo demee Gorée ma nga fa boo demee Rufisque ma nga fa boo demee Île du Saloum ma nga fa avec le comment dirais-je l'usure côtière mais yooyu ay problème la bu ñu ñëwee jël affaire aussi li nga xam ne mooy pollution Dakar dañu naan mooy ça fait partie des villes les plus polluées au monde mais yooyu yëpp bu ñu ko amee te ñu xool ne dans notre environnement politique amatul aussi ay politiciens ak ay hommes politiques ak des gens élus yoo xam ne dañuy représenter ces courants qui sont extrêmement importants ak li ñuy wax mooy comment dirais-je le réchauffement climatique mais day doon problème donc yooyu tamit environnement moo tax ñu dugal ko ci suñu biir li nga xam ne moom la ñuy liggéey tam waaw. voilà effectivement ci biir loolu tamit gis nañ tamit keroog benn journaliste dafa génn dañuy wax tey jii ci côté tamit mooy presse bi. déclaration aussi yi mu def maanaam mooy Cheikh Yérim Seck. gis nañ dafa génn def benn déclaration am déclaration yoo xamante ne yi mu def ay yenn accusation noo jàngatee situation boobu noonu. waaw xam nga man ko doon suivre bu baax mbir moom li nga xam ne moom laa ci jàpp daal mooy dañ ko doon wax na génne source am yi waaw te loolu nag mënuñ ko laaj journaliste waaw sur le plan à la fois éthique et déontologique. profession bi mënoo laaj journaliste bu joxee ay source am rek dafa mel ne alkaati dafa def liggéey boo xam ne alkaati yi ñoo ko war a def voilà parce que bu ñu la laajee source daal alkaati bi dafa nga def sa liggéey waaw loolu la profession est protégée donc ça il faut ñu xam ko moo tax gis nga Sénégal ak àddina bi yëpp commencé jóg naan loolu bàyyi leen ko bon mais de la même manière aussi il faut que
booy xool aussi ngay travailler journalisme d'investigation parce que man jàngale naa quand même plus de 22 ans au CESTI hein. Je suis sémiologue mais bon alors boo jëlee ñu mel ni par exemple Canard enchaîné xam nga ñooñu bu fekkee ne investigation la ci ñoom la fekk baax bu ñu nee par exemple kii di Bokassa may na ay jama kii di Valéry Giscard d'Estaing dañ ko weddi ba tëdd ci suuf fekk ñoom li ñu xam tuuti lañ ci génne ñu jëli dàbbaliwaat tuuti di dàbbaliwaat nga xam ne dañuy rey Giscard ba foofu looloo tax sax mu am benn mandat bu 7 ans boo jëlee Mediapart it noonu lay def ak ay ministres yoo xam ne yaa ngi nekk économie et des finances doo fay sa lempo waaye nga yaa ngi rawale sa xaalis ñi topp nga weddi ñu génne nga weddiwaat ñu génne nga weddiwaat ñu génne c'est-à-dire que boo defee investigation aussi preuve yi ngay génne dafa am solo am na solo lool voilà man nag voilà yooyu yëpp c'est-à-dire que il faut ñu wax li nga xam ne nit ñi yoon may na leen ko ci seen ak seen yelleef muy protection ñu wax ko mais il faut aussi am na ay warugar yoo xam ni da nga koy def warugar yooyu nag il faut que tamit ñu ciy ñëw pour vraiment ñu former ñun loolu tamit suñu liggéey la Afrikajom Center n'est-ce pas Fikou ah li ñuy wax nag dañuy former un citoyen capacitaire c'est extrêmement important et un citoyen responsable ñaar yooyu boo ko defee di nga fexe ba nga xam ne ay Boko Haram dootoo ko amati sa biir réew di nga fexe ba nga xam ne nit ñi dañuy toog seen réew waaye dañu ne man de dem dee ci désert bi wala dee ci kii bi moom a gënal donc lii nga xam ne coréens yi am nañ ko ci mbas mi di ko xeex te it confiné wuñu kooku citoyen capacitaire ak responsable moo ko am donc loolu tamit ci suñu liggéey ñun Afrikajom Center ci la bokk. effectivement dañ ci ñëw loolu tamit léegi ñuy wax ci mooy dans le cadre mooy foncier xam nga tey ji actuellement boobu mooy question tamit bu d'actualité boo xamante ne Demba Ndiaye rek jul na benn coow boo xamante ne mooy fale ci gàddaay am na ñoo xamante ne amoon nañ plus de 253 maisons d'après les sources nee nañ état bi dafa jékki-jékki ñëw avec la DSCOS ñu ñëw toj kër yi mooy les victimes du gàddaay ñu leen di woowee tey ji lan ngay wax ci situation boobu actuellement monsieur Tine. xam nga dafa am benn injustice bu am man ñi ñu war a toj mooy ñu ne fii littoral bi te ñu bokk ko moom ko waaw loolu bu ñu ko defee damay wax sama xalaat dëgg-dëgg vraiment loolu dinaa ci ànd parce que littoral bi ñëpp ko bokk c'est pas parce que milliardaire la nga ñëw def ko nga ñëw joxe ko ñu jël ko ki problème bi am mooy du fekkee ne ku ne def na sa liggéey au niveau des impôts et des domaines su fekkee ne ñii nga xam ne ñooy maires yi ñooy octroyer def nañ seen liggéey état bi def seen liggéey waruñu tabax bay toj bu amee mooy am na ay rëq-rëq ci ñii nga xam ne këyit yi ñu yore joxe pour nit ñi tabax ko parce que boo demee bay tabax dañ lay jox autorisation de construction ñan ñoo ko joxe soo demee ba ñu jox la parcelle daal di ko tracé def ko nga tabax sa tabax ba ñu koy toj mooy am nañu ay problème de dysfonctionnement donc il faut ñu xoolaat impôt ak domaine nan lay doxee parce que gis nga problème foncier réew yi tàkk yëpp foncier moo leen taal donc il faut que ñu am benn institution de régulation boo xam ne foncier rek lay toppatoo nga xam ne bu ñu la nee am nga sa kayit nga am ko démb fii la kii toog El Hadj Ndiaye dëgg-dëgg nga xam ne dañuy joxe yoo xam ne dañ koy signer léeg-léeg mu dem tribunal léeg-léeg mu dem impôt et domaine léeg-léeg ñu maire yi def ko mais vraiment problème foncier dafa nekk benn posam ci réew mi il faut ñu jóg ci état bi jóg ci faj ko waaw il faut que aussi impôt et domaine ben yaakaar naa ne il faut ñu auditer institution boobu voilà ñu xool question bi nga xam ne mooy la question foncière ak scandale yi nga xam ne dafa am te multiplier wu il faut ñu faj ko parce que aussi yooyu tamit ci li indi ay 23 juin ci la bokk voilà kooku ci la bokk il faut aussi ñu sàmm loolu nga xam ne mooy suuf ak niñ koy joxe xam nga tey am na loo xam ne moom la gën a révélé loo xam ne waxuñ ko maanaam mooy Dakar dafa fees ba tuur boo gisee problème foncier mu am une conflictualité boo xam ne pratiquement bés bu ne la am quotidiennement presque la am ba pare am récurrence ba pare di générer énormément d'argent pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir di ko trafiquer loolu moo lay wan ne Dakar dafa fees il faut ñu xool yeneen ville yoo xam ne dëgg-dëgg soit
mën nañ am beneen ville bu nekk capitale wala ñu développer yeneen ville yi ba nga xam ne fi nga ne mën nga fa dund mën nga fa jëriñ mën nga fa tedd je pense que xalaat ñi war a xalaat suba Sénégal loolu ci la bokk. Dakar mënul nekk vraiment lu tuuti ci Sénégal ba pare nga xam ne boo jëlee à peu près pratiquement un quart de la population sénégalaise ñoom ñëpp ñu daal di ñëw taqaloo fi di indi ay problèmes ñu dul jeex donc Dakar dafa fees ba tuur moom la ñuy dund nii ci problème mu foncier kon nag tey il faut ñu jóg seet nan la ñuy développer yeneen villes yi yeneen pôle de développement pour que ku fa nekk nga fay dund nga fay jëriñ nga fay tedd man loolu laa gis ci analyse yoo xam ne tey mooy loolu. tout à fait te bu ñu waxee loolu tamit ci foncier bi gis nañ tamit est-ce que amul benn loi bu nekk boo xam ne en désuétude la loi di 65 mooy domaine national dégg naa am na foo xam ne fu ñu naan la terre appartient à celui qui la cultive par exemple tey jii man tool bi sama waajur wala sama maam moo ma ko bàyyee woon mu jël tool bi jaay ma ko te amul benn preuve boo xamante ne wane na wala benn kayit wane na kii tool bi moo ko moom est-ce que loolu noonu waruñu ko xoolaat créer benn code boo xamante ne mooy code bu foncier boo xamante ne bu bees tàkk pour gën a tracer mooy litige bu nekk diggante bailleur rek borom kër yi. mais xam nga man dama lay wax loo xam ne lii tey moo lay woon jafe-jafe bi xam nga président toog na fi ni bon léegi foncier dafa am problème ba nga xam ne damay wut ko koy saytu ñu jëloon Doudou Ndoye dem ba nga xam ne mënatul dem mu bàyyi ñu dem jëli Moustapha Souran mu dem xam nga ñooñu liggéey nañ xalaat nañ bind nañ donc il faut que ñu génne yooyu xam nga man mënuma ñëw di la wax ni te man duma spécialiste foncier donc am na ñoo xam ne ay spécialiste lañ liggéey nañ am na ay études yoo xam ne état bi demandé na ko ñu def ko mais études yooyu nañ ko génne xool ko te it xalaat bi ma lay wax moom dëgg neex yàlla du dañ c'est-à-dire que Dakar dafa fees gis nga bi nga xamee ni Lagos fees na ba kenn mënu faa dund Nigérians yi dañuy yeewu suba dans les années 90 daal di ñëwee daal di ni bon dañuy dem ba ci diggu réew mi Abuja dañu ko calculer ni fii mooy diggu réew mi di fa commencé tabax day la dans les années 90 Abuja amul woon dara parce que yàggoon naa fa di dem di dellu si mais tey boo fa demee da ngay tiit donc il faut ñu am fit boo xam ne dañu naan ak volonté boo xam ne dañu naan il faut suñu capitale bi ñu jëlee ko Dakar samp ko ci diggu Sénégal waaw ba pare nag capitale da nga koy construire fii ak un siècle bu ko defee day changer. man bu may fàttalikoo c'était en 2006 mooy les assises nationales question du foncier bi loolu noonu kii nañ ko ci tënkoon nañ ko ci mais président de la république gis naan tamit mooy ces assises yooyu noonu bu ko jëloon ci refa réew si assises yooyu noonu est-ce que tey jii problème yëpp dina am. xam nga man dama gëm CNRI waaw dama gëm assises yi parce que bi ñuy tabax assises yi ci ñi nga xam ne lañ consulter dès le départ ci laa bokkoon man maa ngi fàttaliku ne bi ma nee rado ki Tanor Dieng ak Amath Dansokho ñoo ñëw seet si ma pour ñu dugg ci biir assises ñu dugg ci ak Mohamed Mbodj ak ñoom Penda Mbow ci njàlbéen gi waaw ñu dem ci ba sore am na nag loo xam ni conclusion assises yi génne nañ ko am na solo CNRI bi am na solo maanaam Sénégal bi leneen laataa am boole nañu toog xalaat génne dara il faut que loolu tamit bu ñu toogee ba amaat ay jafe-jafe mel ni dañuy dellu ginnaaw dañuy jëlaat li nga xam ne ñun xool nañ ko xalaat ko seet ndax témboo na ak tey jamono bu fekkee ne dañ koy améliorer ñu améliorer ko mais jot na ñu jël conclusion CNRI yi teg ko bokkaat di xalaataat seet nan la ñuy fexe ba nga xam ne càmbaraat ko fexe ba nga xam ne dina ànd ak jamono ji ñu ne nii voilà parce que loolu tamit économie la rek ci xalaat bi nga xam ne war nañu koo def mais yaakaar naa ne war nañ ko génn ci tiroir yi tegaat ko voilà c'est ak am exactement. boo xamante ne bu rëy. am solo bu am solo vraiment am solo. monsieur Tine bu ñu génnee ci loolu noonu monsieur Tine am nga kër ci littoral bi man. xam nga domaine maritime bi man maa ngi commencé dellu si fii di jàngale dans les années 81 te man dama bëggoon géej ma daan dem Gorée daal am na article yu bëri Gorée laa ko bindee dama daan dem Île de Ngor nga xam ni c'est magnifique c'est-à-dire ba fi nga xamee ni Dakar dafa mel ni yàlla ni mu ko tëggee ci dëkk yi gën a rafet ci àdduna bi ci la bokk da nga daan toog fii nga xool littoral bi ak ni ko yàlla tabaxee ak ni mu ko bindee macha allah
mais à l'époque dans les années 80 dañ daan toog bu ñu daan dem toujours booru géej dee leen di féexlu man ak sama ay xarit ñii ay géologue la ñu naan ma gis nga kii bi nu mu tuddati géej gi mu ngi ñëw dafa sori woon tali bi mais boo leen xoolee léegi géej gi day gën a jege tali bi ça veut dire que érosion côtière bi ni muy demee ak doole bi mu am année par année soo demee tey Saly nga koy gën a xam da ngay dem Saly tey nga xool hôtel yi am na hôtel yu bari ndox ma jël na ko donc bu fekkee ne am nañ loolu nga ñëw fii fii di ci tefes gi fii man toujours maa ngi fi boobu amul dara bi nga xamee ne sax Pape Diop mi ngi tabax fi laa ne woon ay gendarme ñoo ko doon protéger parce que foofu moo gënoon a rafet ci foofu léegi boo demee foofu yëpp tabax nañ ko am na keneen koo xam ne mi ngi tabax dugg ba ci biir géej gi te dañ koy tere donc yooyu la ñu war a toj tey rek jaar parce que 6 heures du matin lay jóg dox tey rek bu mu buggee jaar foofu yoon boobu nga ne jaar dañ ko tëj ko totalement ñëw ba ci biir géej gi loolu du yoon xam naa ki ko def bugguma tudd turam sax mais bés bu ne ñu ne ma mais lii yoon la ma ne xale yi man xam nga man mënatuma xeex doxantu rek lay ne fii kooku yéen lañ mbéj te yéen a fi dëkk jéem leen ko fajal seen bopp donc littoral bi li fa ne du yoon état bi ñu ngi góorgóorlu suñu gars yi sax dem nañu ba gis nañu ministre bi nga xam ne moo amee tout ce qui est ministre des mines vraiment ndaw si rafetlu nañ li mu def bugg nañ def foofu benn espèce su espace boo xam ne pour population bi ak pour même animaux yi ne foofu pour di ko protéger mais doyul tey ñoom dañu war a dem promener wu foofu yépp ñu seet fépp foo xam ne fii nit ñi occupé nañ ko te du yoon ñu def comme nañ def gàddaay toj ko ni fii moomu leen ko fii ñëpp a ko bokk te man bu ñu buggee mën naa leen won su ngeen buggee woon danaa leen won léegi ngeen xool ndax lii yoon la wala du yoon man parce que foofu laa daan jaar bés bu jot dama ko bàyyi sax di jaaraat ci tali bi parce que man tefes bi jàmm fa nekk c'est-à-dire que li fa am ci tawféex ci liy faj bu njëkk boo sax laa doon dem di toujours dama ñëw taxaw foofu ñu ne ma gis nga fii Alioune Afrique de l'Ouest bi ñu naan ne Afrique centrale ak tubaab yépp dana am ay feebar yoo xam ne bu ñu ko amoon maladie respiratoire fii lañ leen di indi waaw fii ci Ndakaaru foofu la ñuy ñëw fii ci tefes bi foofu ci booru kii bi foofu ni ko yàlla bindee macha allah waaye ni ñu koy caxatee man mënu ma gis koo xam ne jàng nga am nga xam-xam am xel nga ñëw xool mamel yi di ko toj te mamel yi buñ fàtte volcan la mamel yi volcan la boo jëlee xeer yu géej yi ñuul yëpp mais ay volcan ay pierre volcanique lañ donc nga dem ba géej gi mu ngi ñëw yow nga koy yombalal yoon yi man bés bu ngeen ànd nag man naa leen woon foofu yëpp ñi nga xam ne dañuy tabax am na ñoo xam ne tabax nañ ba pare àggagul yàq foofu yëpp te loolu dëgg depuis 2000 la am te nag il faut que ñu arrêté ko Dakar dañ koy yàq lii nga xam ne moom la ko yàlla bindee mu nekk bind bu rafet moom la gaa yi yàq te ñi ko yàq ay borom alal lañu te man mënuma comprendre ay borom alal ak borom xam-xam ñu dem gis tefes gi di ko yàlla bindee ñu daal di ko yàq ni ñu ko yàq di ko def béton booru géej kenn du fa tabax béton waxuma nag ñu def ay 20 étages man damay toog bu yàgg ma ni waaw Sénégal ak seen xam-xam ak ni ñu leen nawee ak lii nga xam ne moom la leen yàlla may ñu def ko nii ñu ko def doy na waar te loolu vraiment ñëpp ci war a jóg muy état beeg population yi te ñi ngi ciy jóg tubaarkalla xale yaa ngi ciy jóg di ci defar li ñuy defar tey sax man 23 juin man ci tefes gi foofu laa jëm parce que li fa ne c'est trop scandaleux c'est trop scandaleux. effectivement monsieur Tine loolu noonu tamit ba léegi ci littoral bi man suñu jàngat tey jii bu ñuy waxu littoral bi am na ñoo xamante ne ñu bëri ñu génn surtout mooy la keneen je dirais même ku mel ni tey Pierre Goudiaby Atepa un architecte est-ce que ñoom ñeneen est-ce que ñoom tamit amuñu ci part de responsabilité puisque auparavant ñoom lañ ko dénkoon pour ñoom nañ ko sàmm tey jii ñu gis ne lépp presque dañ koo jaay est-ce que ñoom amuñu ci ay part de responsabilité. man nag góob ma ko de parce que man père la liggéey na ak ñoom fii yaakaar naa ne am na ay campagne yoo xam ne def nañ ko pendant longtemps ci internet ak fépp presque moo antu ba nga xam ne tey ñëpp ñu ngi taxaw tefes bi am na ñu ne Géejawaay di ci taxaw donc fii waxtaan nañ ci man ak Pierre Goudiaby ak Atepa ak Mactar Ba waa Perle
ñu ngi ci liggéey ak ñoom Mignane Diouf ak ñi ñoom Cheikh Oumar Sy donc ñu ngi jéem a seet sax nan la ñuy boolee suñu doole et puis wut ay avocat pool d'avocat pour vraiment problème bi nga xam ne moo fi ne ñu gën ci taxaw sur le plan juridique parce que doy na waar lool gis nga bu fekkee ne nit ñi doon nañ doxantu rek dinañ gis loo xam ne lii dëgg-dëgg war na leen jaaxal loo xam ne amul benn norme man damay tiit même bu damay dox ba fii yàgg naa di dox foofu ba Almadi am na sax ay béton yoo xam ne dañu ko def biir Almadi dama ne non ñii daal dëgg-dëgg xaw ma lu tax ñu tabax hôtel fii ay parties yu gën a rafet man damaa taxaw foofu ma ne nag sama doom yi ma ne la gis nga dama leen daan gis nga boo xoolee nii mu ngi yaa ngi dajeek Amérique te Dakar yàlla da koo nàkkal yomba egg Europe yomba egg Amérique gis nga am na ay aménagement yoo xam ne sax Pierre Goudiaby def na ko ba mu rafet soo demee Casablanca ay aménagement yu mel noonu la loolu boo ko defee mais touristes yëpp ngay attirer fii rafetaayu Dakar rek suñ fekkoon ni taar boobu nga xam ne moom la Dakar taaru seet nañ nan lañ koy def ba nga xam ne ñëpp dañ cee gis teg ci seen bët àddina bi yëpp ay ñëw fii waaye nga jël quelque ñoo xam ne si dëkk des fois sax bu ñu tabaxee foofu duñ fa dëkk comme niñ ko defee boo demee Saly milliardaires yi fa dëkk ñu ci bari ñoo fa dëkk toog fa fii tamit léeg-léeg da ngay nekk benn couple sa doom yaa nga États-Unis sa kii yaa nga fa yaa nga am tabax bu rëy nekk fa yow kenn il faut que ñu ñi nga xam ne am nañ xaalis il faut que ñu indil leen peut-être beneen culture boo xam ne dañuy seen xaalis dañ koy bokk ak ñeneen nga xam ne bu ñuy amee tefes te mën ko jënd tefes gii dañ ko war a bokk kenn waru ko jënd kenn waru ko jaay moo tax tamit li may wax ci policiers itam war nañ ko wax ci les hauts fonctionnaires comme impôts et domaines il faut que ñu former leen ci nan la ñuy fexee ba nga xam ne dañuy aar suufu Sénégal ñun nag pare nañ Afrikajom waxtaan ak ñoom indi ay nit fexe ba nga xam ne impôt ak domaine nga xam ne c'est l'élite la crème que vraiment du ñu am ay attitudes yoo xam ne dañu indi ci une situation boo xam ne ñépp la gêné tey le Sénégal est mal à l'aise par rapport à la question foncière maires yi ñu wax ak ñoom parce que am na ay maires yu bari yoo xam ne dugal nañ ci seen loxo certains préfets sous-préfets ñu wax ak ñoom li ñépp bokk vraiment dañ ko war a sàmm sellal ko. d'accord kii mooy professeur universitaire yi tamit mooy professeur en géographie ak architecte yi est-ce que ñoom tamit amuñu ci part de responsabilité tout temps autant xam nañu luy du xew ci maanaam géographiquement xam nañu Sénégal pour comme ça côté sensibilisation aussi ñoom est-ce que waruñoo génn wax tamit gën a leeralal nit ñi ñu gën a comprendre tamit ñu initier les populations c'est-à-dire éduquer leen ñu gën a xam maanaam fii dañ fee war a tabax fii waruñu fi tabax est-ce que loolu tamit nekkul benn solution boo xamante ne dina dimbale population. lu am solo te foofu xam nga fii sax cité universitaire la universitaire yi rek a fi dëkk xam nga universitaire rôle am rek du jàngale aussi rôle am aussi ci former société bi ci la bokk di intervenir fexe ba nga xam ne société bi dafay avancer culture am dafay avancer ñu contribuer ci une culture boo xam ne day nekk une culture hégémonique daan na am nag. ay années 68 daan na am parce que amoon na une gauche boo xam ne amuñu woon nguur wala ay espace wala di gagner ay élections mais nag ñoo amee woon hégémonie culturelle gauche boobu dafa daanu tey intellectuels yooyu presque ñi jël seen espace mooy ñi nga xam ne ñooy société civile te société civile comme amul xaalis du attirer tout le temps ñi nga xam ne ay universitaires lañ ak ñeneen parce que li mu laaj sacrifice yi mu laaj kenn mënu la ko wax. te tey il faut que universitaires yi seen xam-xam ñu bañ ko yemale ci universitaires yi rek mu nekk benn cercle réduit boo xam ne ay scientifique rek ñoo fay ne il faut ñu wasaare ko surtout lu jëm ci affaire problème mu environnement li jëm ci problème mu réchauffement climatique li jëm ci li nga xam ne mooy biodiversité nga xam ne yu bees la yoo xam ne tey moom la ñuy jànkonteel ci àdduna bi tey. Monsieur Tine léegi ñu jëm ci wàllu maanaam mooy violence policière. gis nañu yaa ngi soulever tantôt mooy affaire George Floyd tout récemment aussi Mauritanie gis nañ tamit jot nañu fa faat benn bakkan boo xamante ne mooy Abbas Diallo gis nañ tamit Floyd bi moo gën a fës lu waral loolu monsieur Tine puisque ñoom qui parle de matière de droit tous les droits sont égaux. non xam nga bu ñu demee di détail nii ay Mauritanie dañuy dem fu ne ñun ñu ngi génne benn livre léegi. boo xam ne dinañ def suñu rapport ci li nga xam ne mooy sous-région bi Mauritanie ngi ci biir bu boobaa dañu mën a waxtaan wu yaatu quoi ci mbir yooyu yëpp
dëgg la ci mbiru droit de l'homme mbiru état de droit mbiru sécurité yooyu yëpp def nañ liggéey bi ba mu rafet yaakaar naa ne bu ngeen muñee fii ak weer wi dee rek daañu génne rapport boobu incha allah. dinañ génne rapport boobu gis nañ tamit ba léegi ci violence mooy policière bi dëmb fale ca gàddaay gis nañ am na foofu ay bavure policière boo xamante ne dafa jéggi dayoor puis j'étais là-bas sur le terrain gis nañ ñoo xamante ne ñii dóor nañ leen ñii damm nañ leen ba pare ñuy wax maanaam mooy la liberté de manifester loolu noonu noo koy jàngatee en tant que droit de l'homme tamit lan ngay wax maanaam ministère de l'intérieur ci gën a tamit xoolaat saytuwaat tamit le comportement des policiers. mooy li may wax rek moom lay répété waat c'est-à-dire que police du Sénégal am nañ professionnalisme naw nañ leen ci àdduna bi donc woy boobu dañu war a fexe ba mu des tenue bi ñuy sol aussi dañ ko war a respecter si bien que police bi en tant que institution dañu war a veiller ci seen image de marque loolu nag li koy indi mooy bu fekkee ne am na ay bavure nit ñi du ko jooy ñoom dañu war a ubbi enquête ñu ubbi enquête képp koo xam ne responsable nga te mu feeñ bavure yooyu ñi ci def beneen li nga xam ne moom lay joxe aussi mooy nit ñi su fekkee ni yow tooñuloo defuloo dara nga nekk victime de violence mais boo amee avocat porter plainte soo gisee yenn affaires yi am sax c'est parce que yow bu ñu dalee sa kaw violer sa ay droit da nga porter plainte parce que tamit am nañ état de droit c'est très difficile na nga toujours nga porter plainte policier nga am raison même bu policier reyee nit sax pour que nga am raison c'est très difficile mais tey ak li nga xam ne ñoom moom la ñuy vivre maanaam la dénonciation presque universelle des brutalités policières les gens sont beaucoup plus sensibles donc il faut ñu xeex brutalité policière ñun en tant que organisation de droits de l'homme il faut que li nga xam ne ñooy citoyens yi di ko xeex bu dalee seen kaw ñu dem di porter plainte wuti ay avocat loolu am na solo te it bu fekkee ne am na mooy pàcc yi rek état bi ci boppam police ci boppam pour ñu garder seen image wane ni ñoom nekkuñu fi dañ fi nekk pour aar nit ñi ko defee ñu ubbi ay enquête ci loolu am solo la. waaw càmbaraat ko su fekkee ne am na ay responsable ñu punir leen. loo xalaat ci troisième mandat président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall son excellence. xam nga troisième mandat comme ci moom ci boppam waxagul damay def troisième mandat. man je ne vais pas am na lu mu wax loo xam ne mënees na ko jàpp boo xoolee sax li xew xam nga boo nekkee di gouverner ba pare yow ci sa biir parti bari ñoo xam ne ñi ay candidat lañu bés boo ubbee mbir mi rek dina jafe loolu mën nañ koo jàpp mën nañ ko comprendre mais comme moom tuddalukul ni day def troisième mandat je pense que il faut pas aller plus vite que la musique fii Sénégal am nañu déjà une culture culture xeex culture truc culture troisième mandat nañ bàyyi ba nga xam ne waxtu bi jot na ba waxtu bi jotee bon sénégalais dañ xam nan la ñuy dëkkandoo mbir mi mais pour le moment de mon point de vue waxtu affaire yi nekk di ko waaw voilà. waaw yooyu nag du ma ko wax waaye dëgg-dëgg vraiment man yooyu damay bàyyi ngeen dem ñeneen ñi wax ko waaw man léegi toujours problème mu sexe dootuma ci dugg quoi vraiment loolu je préfère ma jox ko keneen léegi wax ji dafa bari sax yow dañu war a arrêter léegi fii parce que vraiment waxtaan lépp ñu ngi dellu ginnaaw yow du journaliste nga. kon ñu jeexale donc ci maanaam sa dernier mot nga wax ñu tamit ci Afrikajom Center. waaw Afrikajom Center dafa nekk think tank boo xam ne ñu ngi ko créé en 2018 di ko def pour am ay lien ak génération yi nga xam ne mooy génération yu ndaw yi di yéeg donc la plupart des chercheurs yi ñu am ay doctorants lañ di liggéey ak ñoom nekk aussi ay bénévoles parce que ñun amuñu xaalis mun naa ne mais tey vraiment Covid bi yàq na suñu programme yi ñu amoon yëpp ren vraiment pratiquement financé wu nañ ko y compris ay programmes yoo xam ne sax ay conférence internationale la sur les problèmes de sécurité ak yëpp donc Afrikajom mu ngi yéeg ndànk-ndànk mu ngi wane baatam ndànk-ndànk am nañu rapport boo xam ne tey war nañu ko génnee fii balay weer bi di dee nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko aussi ñu ngi koy def ñu ngi def ci àq yoolefu doomu aadama ñu ngi def ci mbiru démocratie état de droit di ci gëstu bu baax di liggéey ci mbiru environnement aussi di ci gëstu bu baax am ci aussi ay programme ba pare ak problème mu sécurité waaye yooyu yëpp
ñu ngi ci liggéey bu baax et puis di former aussi parce que loolu tamit ci suñu liggéey la problème mu environnement problème mu mbalit mi wax nañ ci def nañ ci lu am solo problème mu justice def nañ ci lu am solo ñun ak UMS ak ministère de la justice liggéey nañu ci mbir yooyu dialogue politique ci biir élection yi toppatoo nañ ko def nañ ko waxloo nañ ñëpp indi nañ ay dialogue yu baax ci lii nga xam ne aussi mooy institution de la république yi ak yooyu donc ñu ngi continuer liggéey bi jafe-jafe yi bari na mais ñu ngi continuer liggéey bi mais nag li am solo te wax ko te war ko waxaat ci ay jafe-jafe yu ñu am mooy mënoo am société civile nga ne dynamique na nga ne waxtu woo amee sa bët di metti rek nga ne xaaral ñu dem wooyu société civile te yow nangoo cee def dara waaw maanaam ñoom daal nañuy def rek di wër rek mais sénégalais yi dañuy toog di seetaan état bi sax war na toog xoolaat ba nga xam ne société civile africaine état africain yëpp laay wax mënuñu toog rek ni bon étranger rek mooy financer société civile africaine mais doy na waar ba pare xam nga ëmb sa xaalis ëmb sa sutura wax na lan ngay def donc état sénégalais yi war nañu xool nan la ñuy def ak seen société civile may leen seen indépendance parce que loolu tamit mooy le modèle libéral mooy il faut que ñu am ay institutions de régulation yoo xam ne dinañ trouver ay modes de financement yuy préserver seen indépendance loolu moo tax tey boo jëlee ay ñoom Ford dañuy am ay fondation yoo xam ne dañ lay jox possibilité soit ngay defaral société bi mais doo ci fay impôt soit yow defaloo société bi nga defal sa état ngay fay impôt foofu donc ñu bëri di choisir modèle yu mel noonu tey Sénégal ak Afrique war nañ seet nan la ñuy fexee ba nga xam ne ñun secteur privé nan la ñuy financer la recherche scientifique en Afrique bu ñu nee dañuy def ba ay vaccin ñu ni bon ñun secteur privé dinañ ci dugal lii mais secteur privé mënoo toog rek vraiment société bi li nga xam ne moom la laaj nga ni sarax rek lay def parce que mooy tabaski jot na ñu ne may na ñaari nangami xar ay sarax la donc contribution bi nga xam ne société bi war na ko def pour privé bi war na ko def pour société bi développé wu ci mbiru xam-xam ci mbiru technologie ci mbiru paj kooku tamit ci message yoo xam ne moom la ñu war a lancer seen société sénégalaise pour que seen contribution pour que société civile développée pour que recherche scientifique développée ñu dugal ci seen loxo parce que état bi rek attanu ko. d'accord état bi tam attanu ko léegi bu ñu ban appel ngay lancer mooy jeunes chercheurs yoo xamante ne bëgg nañ ñëw intégrer Afrikajom Center. ñun kay ñu ngi fii xam nga suñu espace ba réyul mais ñun il faut effectivement nga am niveau master 2 bu fekkee ne bëgg nga ñëw liggéey ak ñun c'est très important voilà mais boo amul niveau boobu vraiment dañuy jéem a seet nan la ñuy former ñi nga xam ne dañuy def ay recherche doctorale postdoctorale ak yooyu quoi te aussi on a un comité scientifique boo xam ni vraiment ay kàngam vraiment ñoo ci nekk parce que xam nga ñun ñu ngi dëkk foo xam ne fii maanaam ñëpp ay universitaire lañ ay kàngam xam nga fii ki ma dëkkal sama voisin direct c'est Souleymane Bachir Diagne waaw boo jëlee suma ginnaaw fii c'est Bouba Diop fii c'est docteur Gaye parmi les professeurs ci la bokk en face de moi c'est Aboubacry Moussa Lam la crème voilà boo jëlee ñoom Mamadou Fall ñoom ñooy bind l'histoire du Sénégal ak ñoom bokkum donc c'est une chance extraordinaire ñu nekk dans un environnement boo xam ni un environnement intellectuel qui s'y prête donc Afrikajom est gâté de ce point de vue là. donc monsieur Tine waxtaan bi xaw naa gudd trop donc votre dernier mot ak appel bi ngay lancé à la population sénégalaise aussi partout aussi dans le monde surtout dans le maintien des droits de l'homme et de la démocratie. waaw li nga xam ne daal mooy suñu appel mooy nañ fexe ba nga xam ne ñun africains yi nan la ñuy xalaataat nan la ñuy tëralaatee suñu démocratie te mu témbo ak suñu ay réalité lu am solo la te xalaat boobu war nañu ko commencer def nan la ñuy xalaataat li nga xam ne mooy après Covid dafa wane ay nasaxaay fépp ci àdduna bi ci mbiru démocratie ci mbiru koom-koom ci mbiru justice ci mbiru leneen waaw nan la ñuy defee ba nga xam ne li nga xam ne faay yi nga xam ne moom Covid bi wane na ko nan lañ koy wane nan la ñuy defee ba nga xam ni déggoo dina yokk
li ñu bokk mën nañ ko sàmm ba nga xam ne Afrique ak problème bu mënti am ñu mën a toog waxtaane ko régler ko te du ñu jël ay ngànnaay ak ay kalachnikov fexe ba nga xam ne jàmm day am te lépp loo xam ne dañ koy régler ñu régler ko ak responsabilité régler ko ak sagesse ak maturité ci biir dialogue fexe ba nga xam ne vraiment askanu Afrique benn askanu Afrique dootul jëlati fetal pour réel beneen askanu Afrique nan la ñuy def ba nga xam ne der bu ñuul bii tamit dañ koy fonk naka la ñuy désaliéner suñu bopp loolu am na solo parce que li feeñ ci affaire kii rek George Floyd war nañoo yee ñun africains yi de pour lutte contre le racisme ñu def ko mais donc racisme bi ne suñu biir tamit ñu xool ko waaw mënuñ ñëw tey nga naan diw sama nawle la wala du sama nawle loolu war na fee jóge voilà parce que deret bi yëpp benn la waaw race amul ay caste yeeg affaire yeeg yooyu yëpp il me semble que même ñi nga xam ne dañu aliéné ba di nekk ci biir caste ni dañ koy défendre ñooñu ci seen bopp tamit ñu désaliéné wala Sénégal yëpp benn la Afrique yëpp benn la ak guerre yi nga xam ne mooy guerre interethnique waaw ba xool fii ak massacre yi am ci yenn communauté yi fii loolu tamit dañu ko war a xeex mu dañ il faut que xeex yi nga xam ne ci biir africain yi la am te teguwul fen ci ay waaso ak leneen mais vraiment ñu fexe ba nga xam ne ñëpp dañ ciy jóg xeex ko ba mu jóge fi. donc ñu ngi lay jaajëfal monsieur Tine. jërëjëf. merci beaucoup monsieur Tine. merci.